horoscope ak Seydina. Votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. Seydina doxalal. jërëjëf Al jërëjëf ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy teewlu jamono bi nii comme ni ñu koy faral di defee saa su ne tey nag di lundi jàpp 20 mai di 2019 ñu koy def rek comme ni ko Maïté defee sànq ci français ñuy dooree ci bélier yi di waxtaan ci seen wàllu mbëggeel wàllu santé ak travail bu ñu demee nag ci seen santé ñi nga xam ne ñoom ñooy bélier yi mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne jamono bii ñu nekk tembe pas-pas ak xarañte bi nga xam ne amoon nañ ko mi ngi commencé di néew doole loolee di nekk li nga xam ne mën na leen indi tuuti jiixi jaaxa ci seen wér-gu-yaram waaye du dara daa nekk loo xam ne luy jàll lay doon ñu dem ci wàllu professionnel maanaam ci xeetu liggéey ñu nekk ñoo xam ne ñoom war nañ mën a def séparation entre vie sentimentale ak vie professionnelle donc mu nekk ñaari xeetu dund yoo xam ne bokkul donc ci bi fekkee ne nag ñi ngi tout le temps di ñëw ci seen vie sentimentale ñu nekk di ci waxtaan ci fi ñuy liggéeyee day dem ba nga xam ne dafay sonal ñi ñi nekkal ñu xool ci seen wàllu vie sentimentale mu ne boobee dafa nekk ñi nga xam ne intransigeance bi nga xam ne am nañ ko dina dem ba déstabiliser tuuti relation bi nga xam ne dañ koy am ak keneen loolee nag nekk la li nga xam ne dañ def remise en question mun a déparaat bu bees bu fekkee bëgg nañ ci génn par exemple ñi nga xam ne ñoom ñooy taureau yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy taureau yi ci wàllu professionnel dañuy nekk ñoo am xam ne dinañ améliorer seen condition de travail loolu nekk na loo xam ne lu baax lay doon waaye it baax na pour ñu wone seen atu yi nga xam ne am nañ ko mu jëm ci li nga xam ne mooy seen mën-mën ci wàllu vie sentimentale ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne bëri na naam ay surprise yu bëree bëri yoo xam ne ki ñuy bëgganteel dina leen ko indi waaye nag ci biir loolu nañu reconnaissant envers kookee parce que dafay nekk loo xam ne dina leen jàppale mu ne ci wàllu santé al nañu moytu lépp lu jëm ci wàllu ay blessures yu ndawaan parce que dafay nekk loo xam ne daf leen di sonal ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne bu ñu xoolee par rapport ak seen wàllu wër-gu-yaram mun na leen indil tuuti perturbation yooyu da nga xam ne dañ koy am ci seen hygiène de vie donc nit da nga war a am benn hygiène de vie bu baax xool ni ngay lekk am une alimentation équilibrée loolee bu fekkee def ngeen ko dina leen mën a jàppale ci vie sentimentale ñi nga xam ne nag ñoom ñooy célibataires yi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne seen xol yi fi mu ne nii xolu car rapide la ku ne lañ ciy jéem a dugal loolu nag mënul wëy donc nañ def nag wa ilaa da ngay mën a am benn nekk ci wala nga kii mais fu ne nga ne fa loolu mënul nekk kon Gémeaux yu góor yi tey na ngeen def attention bu baax a baax a baax a baax ci wàllu professionnel nag bu ne dafay nekk li nga xam ne wàllu succès day fës ci yéen ba li nga xam ne da ngeen koy bëgg mu nekk loo xam ne luy baax lay doon ñi ñëw ci borom weer yu baax yi ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne seen vie amoureuse actuellement dafay gën a calme dafay calme dafay nekk li nga xam ne dañuy am vraiment joie de vivre mais ci biir loolu nag célibataires yi ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne dañ éviter ay rencontres éphémères ak sans lendemain maanaam ay aventure loolu nekk loo xam ne lu baax lay doon ci wàllu santé nag mu ne ñoom dañuy soxla pour mën a jëlaat ressource waat bu baax dina leen mën a jàppale ba ñu am li nga xam ne ñu ngi ko bëgg ci wàllu professionnel ñoom dañuy doon ñi nga xam ne li ci gën a bëri nañuy am di liggéey en équipe loolu dafa leen di mën a jàppale ba ñu mën a am résultats yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg ñu dem ci àll lion yi mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne wax dëgg na yàlla occasion la nag pour ñu mën a am ay liens yu am yu dëgër këj ci wàllu seen diggante ñoom ak nit yi loolu nag nekk na li nga xam ne daf si baax léegi nag ci biir loolu il faudra ñoom say ñu mën a remonter waat seen moral ab gannaaw déception bi nga xam ne am nañ ko jóge ci ay nit loolu nag dafa nekk loo xam ne yàqu-yàqu lay doon ci wàllu santé bi mun a baisse d'énergie xam naa nag koor gi dem boo moytul moom moo xaw a commencé def effet rek tamit dëgg waaw mais dafa ne baisse de forme la mais dafa nekk loo xam ne c'est éphémère quoi maanaam benn diir bu gàtt la rek après dafay demaat ci wàllu liggéey yàlla jar na ko waaw ci wàllu liggéey mu ne da ngay nekk ni nga xam ne war ngaa yëkkatiwaat nag sa manche loxo yi pour mun a xuus dem ci sa projet yi pour mun ci am li nga xam ne yaa ngi ko ci bëgg loolu dafa nekk loo xam ne luy baax lay doon par exemple ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi ñoo juddu diggante 24 août jàpp 23 septembre ñoom dañoo nekk ñi nga xam ne nañu surveiller seen alimentation ci bésu tey bi ndax nekkul loo xam ne lu baax lay doon wax na it ne ci wàllu professionnel projet yi nga xam ne ñu ngi ko amoon dugg ci te sotteegul woon fi nekk ni dafay nekk loo xam ne luy jàppandi lay doon ci wàllu vie sentimentale nag ñoom dañoo doon ñi nga xam ne nit da nga war di wane sa bëgg-bëgg di wane sa doxalin di xool ni nga xam ne noonu nga koy bëggee mais bu ñu xoolee ci wàllu célibataire yéen da ngeen am envie
partager seen amour ak quelqu'un loolu dafay nekk li nga xam ne luy jàppandi lay doon. ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy signe mujj yi par exemple ñu dem ci balance yi ñoo judd 24 septembre jàpp 23 octobre mu ne ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu liggéey baax na nag léeg-léeg ngay waxtaan ak nit pour mu mun la dolli xalaat wala dolli la xel ba nga mun a concentré wu ci sa projet yi nga xam ne nekk seen temps bi nag dafa précieux moo tax ci biir loolu moytu leen perte temps balaa ngeen di perte seen liggéey ci bésu tey bi bon. loolu dina mun na nekk mais mi ngi dépendre ci jour yi nga xam ne mi ngi ñëw ci kanam en tout cas comme wax nañ leen ko jafe-jafe woo mun na bañ a am mu ne ci biir loolu it da ngeen di gis ne yéen Sédhiou amul leen souci boo xam ne am ngeen ko donc ci wàllu wér-gu-yaram ça va ci wàllu ci wàllu amour mu ne problème yi nga xam ne da ngeen ko am ci seen vie de couple dafa nekk li nga xam ne beneen nit ku jógee fële koo xam ne yoonam new ci moom moo ci dugg di ci wax ay wax yoo xam ne dafay indi ay gàllankoor di indi ay jafe-jafe donc loolu dafay nekk loo xam ne baaxul Pape ñu dem ci Scorpion yi ñoo judd 24 octobre jàpp 22 novembre. jiit yi waaw jiit yi mu ne jiit yooyee nag dañoo nekk ni ñi nga xam ne baax na ñu commencé di compréhensif seen diggante ñoom ak ki ñuy nekkal loolu mooy gën a yomb ci ñoom que ñi yoon bii ñu bëgg a jaar parce que nekkul yoon boo xam ne bu baax lay doon léegi nag ci wàllu santé mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne waruñu di négliger seen kii bi nga xam ne dañ si nekk jamono bii nii nu mu tëdd sax seen régime dafay nekk li nga xam ne dañ ko bàyyi xel ñu contrôler ko baax. ci wàllu professionnel également dañu nekk ni ñi nga xam ne ñoom ci seen njaboot am na ay malentendus yu mën a am ak ay nit mais yàlla mën na leen jàppale ba ñu mun see mucc Papa Zone ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy sagittaires yi ñoom ñoo judd diggante 23 novembre jàpp 20 décembre mu ne ñoom dañoo nekk ñi nga xam ne amul benn gàllankoor ci le plan sentimental conjugal dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon léegi nag ci biir loolu yoon yi nga xam ne yaa ngeen si nekkoon maanaam di jël ay petits soins di lijjanti seen jëkkër di xool yenn détails doon nee na loolee dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon ci wàllu santé amul problème RAS wàllu travail mu ne dafay nekk li nga xam ne de temps en temps il faudra ngeen jéem a xool wala ngeen gis yoon yi nga xam ne da ngeen si jàpp mun a récolter li nga xam ne moom mooy fruit yi tenez le coup bu leen découragé bu leen bàyyi parce que dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi Papa Jean ñoo jóge 21 décembre jàpp 20 janvier mun na ñoom dañ nekk ñi nga xam ne ay célibataire lañ dëgg la naam am ngeen ay succès ci côté jigéen ñee góor ñi de waaye loolu nekkul li nga xam ne lu am fula la wala lu am fayda la ni da ngay casé wu am sa borom kër wala am sa soxna pour mën a continuer sa dund correctement ci wàllu santé nag nee na seen alimentation da ngeen ko équilibré xool bu baax li nga xam ne loolu ngeen di lekk balaa ngeen di sonal seen estomac yi comme li Mayte doon wax sànq ci rubrique santé bi ñi nga xam ne ci wàllu professionnel ba léegi mu ne dañuy nekk ñoo xam ne travail équipe dafay nekk li nga xam ne mi ngi leen di xaar donc da ngeen ci pare Pape Jean ñu dem ci ñi nga xam ne ñooy Verseau yi muy avant dernier signe bi ñoo judd diggante 21 janvier jàpp 19 février mu ne ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla de bu dee ay célibataire lañ yàlla may na leen pour ñu mën a di séduire am charme ak yu demee noonu loolu nag nekk na loo xam ne tey daf leen di may chance pour ñu mën a am li nga xam ne ñu ngi ko bëgg rawatina ci ki nga xam ne wàllu mbëggeel dafay dox seen diggante ci wàllu santé nag dañuy nekk ni ñi nga xam ne baax na ngeen dem relaxé wu jël seen temps xaw a féexal tuuti seen xol parce que dafay nekk loo xam ne lu gën lay doon ci seen wàllu wér-gu-yaram ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne baax na de seen emploi temps chargé na naam waaye nag dafay nekk loo xam ne expérience ngeen ciy jëlee te fa ñuy mujjee Pape Jean mooy ci poisson yi mu ne ñoom ñoo judd 20 février jàpp 20 mars mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne bu dee ay célibataire ngeen fexe leen ba trouver solution par rapport ak problème bii nga xam ne da ngeen si nekk bu fekkee da ngeen am borom kër également wala ngeen am soxna yoon wii ngeen jaar ñi nekkul yoon boo xam ne bu baax la parce que daf leen di indil ay jafe-jafe ci seen dund indi leen ay gàllankoor ba situation bi nga xam ne da ngeen koy dund nii day dem ba ëpp leen loxo ba dootu leen mën a dellu ginnaaw te loolu nee na nekkul li nga xam ne baax na ci yéen ci wàllu santé mu ne massage dina baax lool ngeen dem ñu massé leen xam nga tàllal seen yaram seen sidit yi maanaam defal leen daal massage boo xam ne bu mucc ayib lay doon ci wàllu professionnel nag ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne secteur d'activité bi nga xam ne dañ si nekk mi ngi leen di may pour ñu amaat xel mu bees amaat xel mu gën a màcc pour mun a am li nga xam ne ñu ngi koy bëgg donc ci biir loolu noonu yoon bi nga xam ne dañ si nekk ci wàllu professionnel dina leen jàppale ba nga xam ne dañ ci am li ñu ci bëgg loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi di fukk signe ak ñaar yi di am yaakaar ne noté ngeen ko bu baax te dina leen dimbale ci journée bi. Inch'Allah. merci Seydina borom